jëf vraiment appel bi nga def c'est intéressant quand même ndax wax na dëgg amul ci kenn koo xam ne kii di nga ci gagné loo xam ne dañ naan lii lañ la jox boo ko jaru ko parce que ñoom ñiy xëccoo sax kenn ku ci toog sa morom ngay liggéeyal parce que commune bi la ñu bokk su fekkee dañ ko teg ci yoon rek commune bi ngay liggéeyal ki nga gagné ngay liggéeyal parce que commune bi la ñu bokk ku ciy liggéey ñëpp ngay liggéeyal ñëpp tamit bu ñu dañu war a ànd ak yow ci li nga xam ne lu positif la ñu jàppale la ca ba ba ñuy gis sofaan lu jaarul yoon ñu doog a taxaw ne lii jaarul yoon mais tant que yaa ngi def lu jaar yoon ñëpp dañu war a ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey suñu commune mu jëm ca kaw ca kanam asalaamaaleykum allo. allo asalaamaaleykum. aleykum salaam ku baax na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay ziar noo tudd. man la Aliou Cissé. di wootee Tougani. di wootee Tougani bisimilah Aliou. wootee Tougani mbaa yéen a ngi am jàmm rek. ñoo ngi am jàmm di nuyu waa Tougani yëpp nag. alhamdulilah maa ngi ziare sama tonton yi nekk foofu ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar. émission bi nag émission bi daf maa xaw a raw sax benn xarit sax moo ma ne émission baa ngi daw. ma bëggoon xam rek li ma ci thème bi woon tey jii lan la woon ma mun cee détaillé tuuti. waaw thème bi moo nekkoon comme dem nañ ci élection yi yàlla may ñu def ko ba jàll ca. mu des nag wàllu résultat yi ñii naan diw a gagné ñii naan diw moo gagné ñu toog di xaar résultat yi. ñuy laaj nag loolu kenn ku ci nekk naka nga gisee déroulement élection ya. voilà ak naka nga gisee. jàngatee da leen di remercier sax yéen ñi toog ci plateau bi. di leen ziare bu baax a baax a baax de ban pour man bokk sama xalaat laay waxee nag xaw ma nag xalaatu keneen. waaw loolu la ñu bëgg ku ne sa xalaat. waaw loolu la ñu bëgg waaw. voilà sama xalaat laa jël parce que pour man bokk cinq listes yi am yëpp ku ci nekk am na sa mandataire bopp. bu fa nekkoon ci bureau de vote yi. mais ñu nekk ci bureau de vote yi ñoom rek war nañoo pour mën a yenn yi sax coono lay doon. war nañoo mën a identifier seen bopp. war nañoo mën a joxe seen bopp seen résultat bu fekkente ne ñu ngi doon suivre élection yi parce que élection aussi. nekkul ne mandataire nga rek da nga war a toog benn place non élection. da nga war a suivre élection bi nga xam lan la. nga xam aussi poste bi ñu la teg mandataire bi ñu la mandataire lan la. mais chaque instant nga nekk ci sa téléphone aussi di génn. 18h bureau de vote yi bu tëjee. ñëpp dañuy woo mandataire yi fa nekk ñëpp ci nekk ñu jox la bit jox la fiche. wallaay wax nga dëgg ñu commencé dépouiller. ñu ne la waaw ñu jox la fiche. ñu dépouiller sorti carte yi. ku ci nekk xam nga li nga am ku ci nekk aussi xam nga li nga xamante ne sa morom moom la am. ci sama xalaat bokk pour man bokk côté boobu warul mun a am xëccoo warul mun a am ay ndax leer na wala leerul. buñ ci bëggee am ndax leer na wala leerul. na ku ci nekk andi fiche bi nga xamante ni tey jii. sa représentant fa la nekkoon bu ko defee ñoom dinañ mën a calculer seen bopp boo xoolee bureau de vote yëpp koo ci gis am na représentant bu fa nekk. koo ci gis am na mandataire boo xamante ni tey jii teg nga ko foofu noonu. mais bu ñu demee xoolal seen bopp physiquement. yow par exemple tey jii bureau bi nekk Sud. bureau bi nekk Toul bureau bi nekk Landou bureau bi nekk zone sud bureau bi nekk zone nord ak ñëpp. koo ci gis rek am na mandataire boo xamante ni tey jii te nitam ñu foofu noonu. mais ñoom jarul ñuy xëccoo ay leer na wala leerul. sama xalaat bu gàtt. waaw te émission tey jii nii boo koy organiser war nga mun a xam ne kat tey jii. nii laa war a doxee nii laa war a doxee nii laa war a doxee. effectivement. imagine ci waatee tey doo tëb tëb ubbi sa émission noonu. ubbi ko émission nan nga ko ubbee. am lii la ñu war a def lii la ñu war a def lii la ñu war a def. pour man bokk bay ba ci bay élection yi aussi war nañu mun a am xel ne kat sama mandataire mu ngi béréb sàngam sama mandataire mu ngi béréb sàngam. man nag waxuma nag pour contester kenn. non sa xalaat ngay wax rek xalaat ngay wax te li ngay wax nii lu ñu mën a dégg la. man waxuma ko pour contester kenn. waaw dégg nañ la moo tax ma ne li ngay wax kay vraiment lu ñu mën a dégg la. Alioune Ciss waaw merci ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di nuyu waa Tougani nuyoo bi di ko dalee ci monsieur le maire Momar Ciss di ko séddale waa Tougani yëpp nag di nuyu sama waa kër sama maam sama yaay sama yumpaañ allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay nuyu kookan la. waaw Pape Mbaye. waaw. man la Abdou Pouy maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. man nag da ngay wàññi télé bi mu ngi def interférence tuuti. Abdou waaw ma ne. waaw wala nga sori télé bi tuuti rek Abdou waaw ñu ngi lay dégg. waaw
allo. waaw da nga koy sori tuuti rek. waaw fay naa télé bi ma ne. waaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara. waaw ñu ngi lay fay. di leen ñaanal yàlla. émission bi nekk na émission boo xam ne man tànk laa taal man ma tomb ci juste ma leen di seetaan. ci kàddu yooyu ci affaire élection bi. macha allah. allo yaa ngi lay dégg. waaw ñu ngi lay dégg yow rek la ñuy dégg. waaw maa ngi leen di nuyu baax Pambay di nuyu nu mu tuddati sama jarbaat boobu. Ablaye Gueye Ablaye Gueye di nuyu Khalil. waaw. di leen ziara bu baax. macha allah. di wax ne. affaire élection bi dafa lëndëmoon nit ñi lool parce que boo xoolee boo ootee day mel ne. affaire yi ñu ngi amal doomu aadama yi citoyen yi ak. parce que atte boo gisee affaire élection yi muy dem ba tribunal ñu ne tribunal lañ koy attee. kon donc doomu aadama yi waruñu atte seen bopp. effectivement. nit ñi nañu bàyyi information yi ñuy joxe. te tribunal attewul. vraiment. bu fekkoon ne tribunal dañu woon atte ñu ñuy atte suñu bopp kon c'est pas l'appel kii affaire yi di egg tribunal. ñu ne dañ koy atte ci tribunal ci juge. effectivement. mais comme que juge joxeegul verdict waruñoo atte suñu bopp di wax naan diw moo gañe diw moo gañe. ñun ñëpp ku ci gañe suñu nit lañu suñu mbokk lañu. muy Momar Ciss muy Yakobi. képp ku l'essentiel ku ci toog ci bopp dëkk bi. nañu liggéeyal dëkk bi. ci li nga xam ne dëkk bi dinañ ñu kontaan. effectivement. mais si ne diw moo gañe te diw moomu gañewul. wala diw moo la gañe na wala diw moomu gañewul. te atte gu ñu atte bi mu jóge ci tribunal. wax dëgg yàlla loolu. dafa neexut ci dégg-dégg. nit ñi dañu ubbi xelu nit ñi ñu bàyyi xel nit ñi li ñuy ëllëmal. comme que tribunal dafa atte. damay atte te atte ba foofu lañ koy yóbbu ñun bu ñu attelee suñu attelee suñu bopp kon c'est pas la peine ñu ñuy atte ñu ñuy yóbbu affaire bi tribunal. vraiment. waay tribunal bu taxee ñu yóbbu dossier yi foofu. nañu déglu tribunal. mooy dëgg ñu joxe verdict. macha allah ñun nañu bàyyi audio yi ñuy laqu de naan ay journaliste. te ñun xam nañu nit ñooñu ñan ñu. nañu bàyyi jaxate xelu doomu aadama yi. parce que damay joxe misaal foofu nekk rek. waaw jamono yonent bi dafa ànd nag saxaaba yi dugg jàkk. dañu duggee jàkk benn saxaaba génn bu ñu julee dañuy génn mu jël benn dàllu moromam ñu nëbb ko. bu mu nëbbee dàllu morom boobu. ñëpp jël seen dàll ñu wër suñu dàll bi. saxaaba boobu ñëw ne yonent bi man de dama génn ci jàkk ji gisuma tam tànk dal. léegi sax ay yonent ba woote mu ne diw nangam ko ci dàllam. ñu jékki-jékki benn moromu saxaaba ñëw mu ne man maa jëloon dàll bi dama ko doon seetlu rek. xam nga na indi na ko fitna. te yonent bi dafa nay fitna baaxul. képp ku yee fitna. yaa ngi indi ay jafe-jafe yaa ngi indi ay problème te loolu baaxul ñii élection yi dañoo indi fitna yoo xam ne nii. fu mu nekk kenn xamul boppam fu mu féetee kenn xamul. xelam fu mu ko teg. ci nan lay leere wala leer na wala leerul. nañu bàyyi mbiri ci loxo tribunal ñu dere verdict. bu fekkoon ne dañu àtte ne Momar moo gagné. dañ koy laajee ci média yi ñëpp xam ne. Momar gagné waaw loolu de mooy dëgg. mais joxe guñu bi rek ñu topp nekk bi di génne ay audio yoo xamante ni. portable yi ñuy wax ci portable di génn audio yi ñoo dàq fen fii. te dañuy caaxaane fen mais fen mooy bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi. nit ñi dañ ko waxee mais bàkkaar yu rëy la. nañu bàyyi yooyu. Abdou. te ñu wax li nga. Abdou na wax bi na rafet rek bari na baat yu ñu ko mën a tuddee ba ñëpp xam li ngay wax te doo àgg ci boobu nga xam ne ñëpp jàpp nañ la bu ñaaw la kon ñu delluwaat ci biir waxtaan wi di nuyu bu baax a baax asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw da ngay sori télé bi rek da ngay soril télévision bi. man la Ousmane Ciss Kër Pa Modou. Ousmane. Ousmane ñoo ngi lay ziar bisimilah. maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar. di leen jox seen wàccuwaay. ñu ngi lay koy delloo. di leen ñaanal yàlla jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira. amiin yaa rabbi. yal na leen ko yàlla defal ko bépp jullit. amiin yaa rabbi alamin. waaw émission bi nag fan daj semaine yi yëpp daf may raw. mais daal li ma la mënti wax lenn la kese la. man Ousmane Ciss woote nañ ba pare. waaw. kii gañe. waaw. nañ ko ñaanal yàlla mu gañe si jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi.
bu fekkente ne nit ñi fii lañ koy àttee si suñu comité rural waaw ñu àttee ko fa bu fekkee ne tribunal nag lañ koy àttee ñu àtte ko fa ku gañe rek ñoo xam ne yow yaa gañ mais jarul woote télé di wax ya nga xam ne di fa saagaati loolu jarul ñu ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ nañu déglu résultat yi ñu àtte ñu kii gañe mooy dëgg de te kii gañe kat liggéey baa ngi koy xaar na waaw liggéey baa ngi koy xaar askan baa ngi koy xaar de liggéey bu bari sax waaw ñu ngi di delloo ziar bu baax a baax ñu ngi lay delloo ziar Ousmane asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Kinif yëpp nag nuyu ñëpp vraiment di xaar keneen ku ne ci ligne bi rek mu ñëw bëgg bokk ci waxtaan wi ndax defe naa dinañu jël ñaar wala ñett ñu ñëw nag ci réponse yi asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaw man maa woote woon tànk Aliou réseau bi moo dawoon tànk. kan la Abdou. Abdou Pouy voilà pour éclairer pour gën a yokk éclairation gars yi rek. mais ñu xam ne. ko kan la Abdou Pouy. man waxu allo. Aliou la Aliou. waaw Aliou la waaw. Aliou Ciss waaw. ma ne pour ñun ñi xam ne rek ne. élection. nit mënu ko sàcc. parce que man liste yi présenté woon élection yëpp koo ci gis am na mandataire koo ci gis am nga li nga am. waa Aliou ku ci nekk xam nga li nga am. loolu waxoon nga ko sànq. boo xëyee suba tey di dem sa kër boo fa bàyyi 5000 xam nga boo fa bàyyi wala 5000 xam nga boo bàyyi dépense kër xam nga boo bàyyi sa dépense kër xam nga ko. kon nit ñi nañu gëm ñu xam ne kat ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def ñun ñëpp ñu bokk lu ñuy xëccoo. nañu organiser nañu xool li gën a rafet ñu def ko moo gën yenn yi. maa ngi leen di ziar nag wax dëgg yàlla di leen remercier bu baax a baax ci plateau bi ngeen di def. macha allah di leen remercier bu wér-wér yéen samay ton si nekk foofu ak samay nijaay yëpp maa ngi leen di ziar bu wér-wér wax dëgg yàlla di yokk nag ngeen rajo yi aussi ngeen di ko gën a décentraliser mu gën a yokku ñaan yàlla aussi yàlla defal leen jàmm yàlla yokku sutura yi yokku xéewal yi amiin yaa rabbi ba ngeen dikk daat ay yeneen émission yoo xamante ne aussi moo ngi ci Palox TV vraiment fierté la c'est la première fois nag sama àdduna bi ma nekkee ba léegi maa ngi samay 33 ans may door a woote ci rajo wala ci télé macha allah wax nga ci loolu 33 ans maa ngi moom musuma woote ci rajo musuma woote ci télé musuma woote ci lenn mais maa ngi c'est la première fois mooy door a woote waaw Palox TV parce que débat bi ngeen am dafa nekk débat boo xamante ne débat bu baax la wax dëgg ci yàlla macha allah jërëjëf Ciss Kodou waaw wax dëgg ci yàlla maa ngi leen di kontaane di leen bëgg ku ci dégg nag safaan laa waxee nag maa ngi lay ñaan nga baal ma ak defar rek ma tax a jóg safaan sax da nga sa xalaat rek ñun kay xalaat bi na rafet rek la ñu bëgg ndax nit ñi mënuñu fexe ba suñu xel yëpp suñu xalaat yi nekk benn ku nekk ak na nga gisee ku nekk ak na ngay waxee ku nekk ak na nga déggee mais li am solo rek mooy la mujj muy dëgg wala kàddu ka ko mujjee ñu bàyyi ko ka ko mujjee su ko waxee ñëpp jàpp ne kii day ñoo ko joxoon kàddu pour mu taxawal ñu fa bu ñu demee ba juuyoo ci kàddu bu ñu ñëwee ci moom lu mu wax rek nañ jàpp ne loolu mooy kàddu dëgg donte jàpp nga ne yow loolu du dëgg sax mais da nga ci pilier wu parce que loolu lañ ko fi bàyyee muy lu mel ni tribunal su fekkee dañu am contentieux ku ne kii ne lii la kii ne lële la buñ fa àggee bu fa xesee àgg kenn amatul pour taxaw naan man maa am dëgg wala déet kii wax moo am dëgg mooy kooka di àtte moom la ñuy déglu su ko àttee aussi comme li nga xam ne lu mel ni élection la dafa nekk loo xam ne lu commun problème mu commun la quoi bu boobaa dañ koy diviser que ça soit les radios les journalistes relier ko population bi jot ko comme lu mel ni commune Kër Moussa tey bu résultat yi génnoon nañ ko nii ñun parce que boo gisee bëgguñu sax avancer émission bi dañ ko def pour mën a soulager nit ñi ñu joxe seen xalaat mais boo gisee bëgguñu avancer ci ay chiffres mooy ñun ñëpp foofu la ñuy déglu bis bu ñu ko déggee ci ñoom nag dinañu def fi plateau wax ne diw moo gagné ci la ñu jot ci résultats yi nga xam ne moo officiel diw la ñu wax ne moo gagné diw moomu dinañ ko woo fii bu soobee yàlla ci Palox TV mu waxtaan ak population commune Kër Moussa ñeneen ñi tamit dinañ leen ubbil opportunité bi ñu leen ubbiloon bi nga xamee ne ñu ngi ngemb di dem ca làmb ja ñoom it ñu ñëw pour exprimer wu naka la ñu gisee seen parcours pendant les pré-campagnes les campagnes l'élection et les résultats kenn ku ci nekk nga wax ñu sa réaction yow lan la naka nga ko gisee que ça soit y a des régressions wala y a des appréciations bu mu ci mën a doon
bëgg nañu woowaat candidat yëpp ñu jaar fi ñu waxtaanaat ak ñoom kenn ku ci nekk nga joxe sa xalaat ci naka nga ko gisee kon su ko defee defe naa ne war nañoo mën a doyloo li fi jot a dugg pour le moment ñu dellu siwaat ci plateau bi permettre Ablaye ak Khalil ñu joxewaat seeni gis-gis ci li nga xam ne jot nañ ko jàllale ci laaj yi nga xam ne wala interpellation yi nga xam ne amoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon def appel nu ñu leen gërëm ñoom ñëpp nag di sant bu baax di am mbégte ci ñoom kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla jël nga sa responsabilité ba nga jëlee sa téléphone di woote di wax kon Ablaye ana naka nga mën a jàngatee ak yan tontu nga am ci yooyu nga xam ne ñoom la ñoo ñu interpellé sànq. waaw muy noonu jërëjëf Mame Mbaye amaana comme ni ko ñëpp waxee rek balaa ñuy jàll sax ñuy jaajëfal ñi nga xam ne jot nañu woote yëpp jot joxe li nga xam ne mooy seeni xalaat ñu rafetlu ko bu baax ci participation bi nga xam ne def nañ ko ci jël seen téléphone bokk ci émission bi joxe seen xalaat ñu wax ne nag xalaat yi mën na wuute ku ci nekk mën na gisee noo xam ne sa moroom gisee wut noonu mais comme li ñu waxoon sànq rek wax nañ ko au début ñun bu ñuy wax résultat officiel xam nañ ne résultat provisoire day génn coalition parti politique yëpp ku ci nekk dafay am ay représentants ci biir bureau de vote yi wante ñun maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi yëpp li ngay seetlu mooy jour bi nga xam ne élection yi am na pourtant le maire bi nga xam ne moo fi nekk génn na ak ay ñoñam jubilé wane ne ñoom ñoo gagné li nga xam ne mooy élection yi loolu muy benn la beneen bi mooy le lendemain beneen candidat bi nga xam ne jàpp nañ ne moom moo nekk ci rang bi muy Ibrahima Ciss moom aussi génn na ak ay nitam jubilé wane ne moom moo gagné ba tey ci résultat provisoire yooyu nga xam ne génn na am na ñeneen ci ay yeneen candidats yi nga xam ne bokkoon nañ ci biir élection yi génn nañu def publication via internet ñun ñëpp ñu seetaan ko ba ci sànq suñu frère Issa maa ngi koy nuyu de passage yi muy wax démb résultat yi nga xam ne génn na yaakaar naa yéen ñii ñëpp jot na yéen ci ak ñi nga xam ne seetaan nañ am na ay audio yi nga xam ne mu ngi circulé ñenn ñi wax nañ ñu journal la mais interprétation bi mu am ci benn audio bi mooy duñ ci sax xuus mais boo interprété ni nga xam ne noonu la mënu xaw ma ndax confrère journaliste lay wax wala mais en tout cas dafa doon joxe information mais ci biir information bi da ngay gis ni kooku mu ngi wax ni ñu ngi fii ci tribunal bu Thiès di xaarandi li nga xam ne mooy résultat départemental ak municipal yi mu ngi koy xaarandi ci biir wax ji ci la introduire koo xam ne peut-être tête de liste la ci ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe municipale bi fi nekk mu introduire wane ni ñoom ñoo gagné mais li ma bëgg wax ñi nga xam ne ñooy seetaan Paloor TV mooy déclaration yi ngeen dégg candidat yi di ko def yépp ak seeni ñoñ nañ leen déglu bu baax amul kenn ci ñoom ku ci tudd chiffre maam xaw ma ndax ñëpp seetlu nañu loolu wala déet boo seetloo déclaration bi nga xam ne le maire ak ay collaborateurs am def nañ ko au niveau de Tougoni ñu jubilé boo seetaanee maanaam duñu la andil ay preuve maanaam ay chiffres yoo xam ne wane ne am nañu nangam kii ci topp am na nangam même déclaration bi nga xam ne waaye Yewwi Askan Wi def nañ ko boo seetloo ñoom seen discours lu ñuy wax gagné nañu village sangam gagné nañu village sangam gagné nañu village sangam mu nekk deux camps yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en tête yëpp ku ci nekk mu ngi génnee li nga xam ne mooy communication am mais ñun au niveau de Paloor TV li ñu mën a wax mooy information yooyu ay PV yi circulé yëpp ñun gis nañ ko ci WhatsApp bi déglu nañu audio yi mais ba à la dernière minute li ñu am ci ay information mooy au niveau du tribunal affiché guñu de façon légale li nga xam ne mooy résultat officiel yi ñun loolu lañ ci mën a tontu bu fekkente ne nag am na yeneen yoo xam ne am na ay information daañ fi toogaat wax leen ne nii la demee ak lu ñu ci mënti am mooy ki nga xam ne moom la tribunal génne ni moom moo gagné moom am na plein droit génn jubilé génne ay chiffres dans ce cas la ñu xamee ni coalition bi moo gagné tant de conseils la am plus nangam ci proportionnel le reste yëpp ku ci nekk dinañ la xamal par rapport ak électeurs yi nga xam ne ñoo la votel ñaata conseil ci sa liste proportionnelle ngay am information yooyu yëpp nag bon peut-être population bi ñu koy xaar mais li ñu mën a wax mooy élection yi bu résultat yi officiels yi bu génnee au niveau du tribunal ñi nga xam ne ñoo gagné am nañu droit conserver seeni victoire jubilé ko beneen camp bi nga xam ne d'accorduñu ci résultat yi nga xam ne peut-être génn na wala moo nar a génn ñoom dinañ am possibilité pour def recours
wane ni ñoom am nañu ay preuve yoo xam ne dina leen permettre ñu ne d'accord ñu ci résultat yi nga xam ne ñoo génn bu fekkee ne dafa am ay failles ci fichier yi nga xam ne mu ngi circuler ñi nga xam ne ñooy les perdants te tribunal nar kaa prononcé yoon may na leen ñoom ñu de bindu wane ne résultat yi nga xam ne moo génn ñun d'accord ci mu yéegaat gars yi defar les recalculs tracé waat la vérité donc ñi nga xam ne ñooy seetaan nañ ko xamee noonu ku gagné ñoo xam ne doomu Kër Moussa moo gagné mu nekk lu leer ñëpp d'accord ci bu fekkee te am na ay perdants soit ñu d'accord ci li nga xam dañ leen gagné bu fekkente ne d'accord ñu yoon may ni leen ñu bind recours topp mbir mi voilà loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk voilà wax nañ ko sànq aussi bu fekk saa yu ñu amee information ici au niveau de Peloton bi maam am na loo xam ne tamit ñun duñu jël risque boobu résultat WhatsApp wala yeneen ak yeneen ñun duñu jël risque effectivement di intoxiquer suñuy auditeurs wala suñuy téléspectateurs loolu ñun duñ ko def li mën a ak lu pression bi rëy bu ñuy jàllale dañuy jàllale information bu vrai bu wóor boo xam ne am na ay preuve palpable loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mën a wax ñi nga xam ne ñoo déglu Peloton TV quel que soit alpha nag candidat yi nga xam ne ñoom ñooy gagné ñoom ñoo nekk di jongante Peloton TV info bu ngeen tapé Facebook di ngeen ko ci gis maam li ma bëggoon wax mooy gis nga ñaari candidat pour l'instant ñooy xëccu affaire yi muy le maire Momar Ciss muy Ibrahima Ciss ñaar ñooñu ku ci nekk ci ñoom tey jii bu ñu amoon ay résultats officiels li ma sama conscience boobu mooy li ma may mooy dinañu woo waa Peloton TV effectivement man loolu laa gëm parce que def nañ ko ay yoon am nañu plusieurs ay mbir yoo xam ne bëggoon nañ ko jàllale Peloton TV la ñu woo kon ñun nag ñu ngi leen di déglu ak lu mën ni xew mooy commune Kër Moussa sonn nañu ci boobu ubbu c'est ça la vérité yi nga xam ne mooy xew nii yëpp wax naa ko sànq boo seetloo chiffres yi nga xam ne mooy génn ci résultat ci WhatsApp beeg yooyu mën nga ci génne 4 résultats yoo xam ne benn bokku ci ak sa morom loolu nag maanaam population bi naka la ñuy jàppee ne lii mooy li nga xam ne mooy vrai vraiment donc muy noonu population bi daal en tout cas sonn nañu ak lu mu mën di xew mooy man ci ni ma jàngatee résultats yi génn yëpp boo seetloo amul kenn ci ñoom bu fekkente nar naa gagné gisaguma ci ku am pourcentage 40% yi ma ci gis bu bëree ba bëri ci 35% la yemandi. ci yi gaa yi génnee ci réseaux sociaux yi 35% la yem. maanaam cela veut dire que. même bu fekkente ne maire bi nga xam ne moo fi nekkoon muy Momar Ciss. même bu fekkee ne moo nar a toogaat. na xam ne y' a 65% de la population bu fekkente ne résultat yooyu moo vrai. 65% de la population yoo xam ne bëggoon nañu changement am. donc loolu nag message la boo xam ne. lu ñu war a téye la. bu fekkente ni ki nga xam ne mooy Ibrahima Ciss aussi moo toog. moom na xam ne même buñ ko falee. falee nañ ko à moins de 40%. donc 60% de la population. peut-être bokkuñu ak moom gis-gis. ak lu mën di xew. ñaari candidat yooyu nañu xam ne moom laa waxoon fii la fois passée. am na liggéey bu méttee bu leen di xaar. bëree bëri kay. te ñun lii maam Cheikh daan wax. kii moo gañe ak kale la ñu gañe. yitteluñu. li am solo bu am solo mooy kan mooy liggéey. pour li nga xam ne mooy coono askan wi. waaw góor waay. loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk. foofu lañ ci mën a yemandi. amaana daañ ci am. ay yeneen gis-gis yoo xam ne bu ñëwaatee rek. ñu gën ci partager incha allah ndax ñi interpellé. xal nañu bari. ku mel ni dafa mel ni tontuwaale nga ko sax astu. waaw moom tontuwaale nga ko ndax li nga wax léegi. vraiment tontu la bu doy boo xam ne mën na si jàpp. muy mu xam ne li nga ko waxee muy résultat yoo xam ne officiel na génnagul gisaguñ ko gis nañu nag différentes personnes gis nañu PV déglu nañu ay vocal ay yëpp am na mais boo xam ne officiel na bu jógee ca ñay atte ñu wax ne diw moo gagné am ci chiffrage su nangam loolu amagul beneen bi mooy maam ñi nga xam ne maanaam ñooy les leaders muy le maire Momar Ciss ak ñi yore direction campagne am muy Ibrahima Ciss ak ñi yore direction campagne am ak lu ñu mënta jàllale mu war a jëm ci biir population Kër Moussa ñu ngi leen di ñaan nañu contacter Peloton TV am nañu contacter te xam nañ ko ndax ñoom ba ñu bëggee jàllale seen programme ak seen i bilan fii ci Peloton TV la ñu ñëw ñu jàllale ko fi loolu sax defe naa Ablaye ñoom ni nga ko waxee ñoom ñu ngi ci seen xel ndax am na ci ñoo xam ni xëy na lu bon jot nañ ci wax mais li lay wan ne la amaguñu loola mooy dañ lay yemal ci ñoo gañe rek mais amaguñu
résultat yu tax ñu woo Paloor TV te gëm naa ne buñ ko amee ni nga ko woo ni nga ko waxee ñu woowoon amoon ay programme woo ci Paloor TV ak woo monsieur le maire ci boppam ñëwal boppam ba Paloor TV def émission waxtaan ak ay militants waxtaan ak commune bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu njaboote noonu defe naa lañ koy annoncé waat ci Paloor TV mbokk yëpp bokk ko xam je pense que noonu lay demee su dee Ibrahima Cissé gis nga ko ñëw na fii ñëwaat fi def fi émission ak Paloor TV ba muy lancé campagne am ak yëpp ñëw na fii def fi émission ak Paloor TV kon yaakaar naa ne su dee ci moom it noonu la koy defee wax ak Paloor TV ndax nañ jàppatee ñoom ñëpp ku mu ci mën a doon nga xam ne Paloor TV sa organe la surtout bu la yàlla mayee nga yore mairie bi na nga xam ne presse locale yi ne ci commune bi Paloor TV ak ne yeneen KMTV mu ngi fi Kër Moussa nañuy jàppale ñooñu seeni miroir lañu seen plateau lañu ci la ñu war a jaarale seeni information seeni communication seeni discours ak yëpp war nañ ko mën a jaarale foofu parce que boo demoon ba TFM di ko fa wax bon ne commune Kër Moussa ngay waxal du saf muy Walfadjri muy feneen boo ci mën a dem ne commune Kër Moussa ngay waxal doy defa saf parce que loolu national ñoo koy wax wala international mais su fekkee sa waa commune nga bëgg a waxal je pense que ñi gën a habilité pour mën a dégg sa message boobu mooy pour waa commune bi dégg ko mooy Paloor TV wala lu mel ni KFM TV ñooñu ngay woo ñu waxal nga waxtaan fa ak sa population la nga bëgg a jàllale ñu dégg la je pense que foofu la ëppee opportunité foofu la gën a porté foofu la ëppee visibilité ak yooyu mel noonu donc loolu defe naa ñu ngi leen ci xaar mais yaakaar naa duñ leen ko wax 2 fois aussi kon Khalil yow it defe naa ne ci interpellant yi nga xam ne am na kenn ku ci nekk joxe na ñi interpellé nañu laaj ñi interpellé ñu wax seen xalaat lan nga gis foofu ci ñooñu nga xam ne am nañ ko ci ay interpellant waaw mais affaire bi mbay maanaam nit ñi li ñuy wax sànq ba léegi ma tontuwaar ci hélas suñu rakk boobu nekk Kayoor affaire bi du ne waa Benno Bokk Yaakaar génnee nañu nañ ñuy génnee ñun xaaruñu leen xaaruñu Benno Bokk Yaakaar xaaruñu Momar xaaruñu Ibrahima aussi xaaruñu kenn xam nga ñu lay xaar ñi war a joxe résultat yi ñun ñooñu la ñuy xaar ñooñu nag lan moo tax ñu téye affaire ba heure bii loolu mooy problème bi saa yi nee na élection kenn mënu koo sàcc fii mais buñ ko sàcc nit ñu ngi koy lëndëmal parce que lii warul woon ñëw ba fii heure bii ñu naan kii moo gañe kii moo gañe lu ne ngay dégg façon bés bu ne nga gis résultat yu bees ci réseaux sociaux yi te boo ko toppee ba yàgg dara du ci nekk loo xam ne moom mooy li am te ñi ko war a génne ñu ngi toog xam loolu gis ko mais lan moo leen animé ba ñuy def loolu lan moo nekk ci seen gannaaw ak lan lañ ci jublu loolu mooy indi dut ci bopp nit ñi te loolu warul am quoi parce que waajtaayu élection yi ak vote beeg lépp moo gën a jafe lii nii lii heure bi warul woon pas sax 3 jours nde mën nañ ko am nañu moyens yi mais lan moo leen téye voilà loolu mooy question bi lan moo tax génnewuñu résultat wu Kër Moussa ba heure bii façon chaque jour na nga dégg résultat yu bees yoo xam ne bu subaa ñu wàcc yooyu waxaat leneen nit ñi di coow loolu sax dafa wóorul sax ci biir nit ñi campagne nañ ci jàmm dara xewul voté nañ ci jàmm dara xewul léegi résultat yi des ñu bëgg a indil nit ñi ay polémique mais du yoon warul am quoi dëgg nañu fexe daal ba leeral nit ñi affaire bi nit ñi xam fu ñu féete xam fu ñu taxawee ki gañe bu gañee ñëpp xam ne yow yaa gañee li ci kanamam ak li nga xam ne diggoon na ko askan bi toog déglu ko xaar ko moom tamit mu tàmbali liggéey bi nit ñi xool ko xam ne nag li amoon dootul amati loolu moom na leer ci bopp ñëpp li amoon dootul amati léegi képp ku ñu fal li tax ñu fal la nit ñi danañ la taxawu ci fulla ak fayda pour yow itam nga jëflante ak ñoom ca la nga waxante ak ñoom te loolu moo am nit ñi foofu lañ toll tey jërëjëf Khalil ni nga ko waxee vraiment man jàpp naa ne it loolu moo am ni nga xam ne noonu la nit ñi doon yoree mairie yi lu fii rek nag fépp la ci Sénégal rek nit ñi tey jeunes yi dañu am benn exigence boo xam ne il fallait ñu wane ko ñu montré ko démonstré wu nañu ci élection yi ñëw en masse wate donc duñ ko bàyyi du nekk ne dañuy voté rek dem toog tamit mais il fallait ñu nekk benn contrôle citoyen boo xam ne ku fi mën a toog ku ne population yi nañu taxaw ci loolu former ay mouvement yoo xam ne ay contrôle citoyen lañu ndax am nañ ci droit bu baax ci ni ñu yoreeti léegi suñu alal suñu gox
ñu di ko xam su fekkente ne lu viable la ñu ñëpp ñëw jàppale la mu gën a woyof